ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci la suite de la grande mobilisation bi position bi particulièrement Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal organisé woon bésu mercredi 8 juin 2022 bi ñu génn. li tax nag ñu gën a sawar ñëw ci mooy umpul kenn ni bu weesu législative yi jur coow te mu war am dimanche 31 juillet 2022 moo xam résultat yi nu mu mën a tëddee. li ci des muy avant 2024 mooy gën a décisif. d'abord conseil constitutionnel waxoon nañ ni daañu revenir ci ñoom ak benn vidéo spéciale annoncé nañ la couleur ak validation liste titulaire Benno Bokk Yaakaar ci fent ay loi ak interprétation juridique yoo xam ni jàngale wuñ ko fenn sukkandiku ci décision boo xam ni Antoine Félix Diome moo ko jël. ñii ëllëg capable nañ fentaat yeneen interprétation ngir layal candidature Macky Sall mi nga xam ni mënatul bokk yoon moo koy aaye. te bés bu ñu demee ba yegg si foofu loolu il faut que mu leer dès à présent réew mi kenn doon ko gouverner. Macky Sall du participer ci élection yu organisé fii ci Sénégal dafay jóge ci nii wala ci nële ñun loolu suñu campagne bopp lañ koy def buñ ci yeggee. ndax mënoo jël suñu ressources yi nga xam ne tey chance la woon ngir booster mboolem secteur jeunes yi formé wu liggéey xaalis bi circulé. yow ak saraka ngeen asaaloo ko ak benn délinquant bu naan Frank Timis nga jël domaine yi ëpp solo ci réew muy éducation santé koom-koom dara doxul boole ko dund gu cher teg ci di faagaagal mboolem valeur ci réew mi dooleel sàcc yi ba noppi porte agenda wu borom ñaari tur yi di leen recevoir palais lii la fi Macky Sall ak gàngooram liggéey diggante 2012 ak tey. léegi nag xam nañ ni buñ ci yeggee. bés bu Macky Sall naree jaay doole pour toogaat fi yoon du ko réglé ay urnes itam du ko saafara ndax élection yu Macky Sall di bokk du fi am bu boobaa askan wi dañuy jàmmarloog moom Macky du gouverner réew mi. léegi nag actuellement pour waajal loolu seetlu ngeen ni depuis un certain temps ñoo ngi ci benn campagne de dissuasion bu ngeen remarqué fan yi discours yi ngeen di faral di dégg ci médias ak réseaux sociaux yi mooy ku fi dee ndax politicien yaay perte. discours bi dañ leen bëgg a leeral tey lan mooy sabab bi luñ ci jublu mooy sénégalais yépp rawatina jeunes yi malgré li nekk di xew ci réew mi ci scandale ñu toog croiser les bras banque seeni loxo maanaam lu Macky Sall def baax na lu conseil constitutionnel décidé ñu ne waaw jox leen carte blanche. su ko defee Macky dafay am sax faveur toogaat fi ba 2035 ndax gisul ku ne ko déet. gis ngeen bërki démb bi gars yi annoncé manifestation ñen ñoo génn di wax Moustapha Niasse Aminata Mbengue Ndiaye Idrissa Seck les trois charognards de la République ñoo xam ni ku ci jël seen honte de toute une génération gàcce nga pour képp koo masel jamono ñoo xam ni bu Sénégal doonoon jëmm bokk nañ ci ñu ko muucu ba deseetul yax te ñii lu fi Macky Sall gën a toog gën leen a arrangé ndax seen carrière politique jeex na tàkk. nu ñu mënee tey nag gën a profité ci privilège nguur la ñuy wër pas pour ñoom parce que li ñuy am nañ ko ba noppi Sénégal reggal na leen ak seeni njaboot mais seeni sëtaati sët la ñuy dencal pour ëllëg ñu fekk fi ndono gu duun maanaam feek juróom fukki at comme suñu maam ak suñu papa yi lañ fi bàyyi même cercle bi même personne ak seeni njaboot ñuy wéy di tedd. léegi ñun suñu jamono suñu génération ndax héritage bi ñu nekk di dund. parce que amuñ ñu woñu ñu xeexal ay at ci ginnaaw lu ñu bëgg a bàyyi ak ñun itam suñu doom ak suñuy sët ñoom it ñëwaat fekkaat fi la même situation ak même jafe-jafe yi question de choix la te ci lii la ñuy ñëw. déjà dañuy taxaw ci mobilisation mercredi 8 juin bi ñu passé tàmbalee ko ci li ko jiitu d'abord te mënuñ ci woon ñàkk ba ñuy di ay leeral xamuñu ba xam ñu bari ciy bàyyi xel. dafa tàmbali am une certaine manipulation saa yu ku jigi wala mouvement yi woote mobilisation pacifique jàpp leen mobilisation pacifique mooy lan woo ay doomi aadama ci benn bërëb ñu taxaw saafantikoo jokkalante ay kàddu ku ne ñibbi sa kër média yi relayé ko mu jeex loo xam ni loi bu Sénégal moo ko maye te dañ ne boo koy def da ngay yëgal ak tàggoo bokkul. da ngay yëgal préfet mu daal di mobiliser ay takk der pour ñu encadrer manifestants yi pour seen jàmm yaram aar leen. ñu gis waa Yewwi ak waa Wallu woote mobilisation
waa Benno Bokk Yaakaar ci bisu mobilisation bi ñu annoncé ne dafa am ay manifestants yu dee ci yoon bi lépp day sos yu rëy rëy ñu yaakaar ne fa la ñu yem ñu ne jàpp nañ benn rebelle ak ay gàngooram yu doon dem ci manifestation bi jeune bu fa dem di nga dee muy beneen fausse information te lu bari ci xibaar yi page Facebook yi nga xam ne ñooy jàllale information waa APR ak Benno Bokk Yaakaar ñoo koy véhiculer mooy la stratégie de dissuasion bi leen doon wax léegi suñu jëlbeenu kàddu muy jéem a tiital jeunes yi ku ne far toog sa kër ne sama yoon newul ci réew mi balaa ñu maa rey ñoom ñuy continuer di def lu leen neex te beneen mbir bi gën a garaaw te ñu bëgg koo saxal ci xel yi te jar na jàmmarloog nguuru Macky Sall mooy manifestation égal rey réew muy wotewu démocratie fan la ñu teg ni ku manifester sa bakkan mi ngi ci xottu gerte loo xam ni c'est un droit élémentaire yoon ma ko maye lii di firndeel ni nguur gi jàppe askan wi jàppewuñu leen ay nit pour ñoom jeune bi génn ngir manifester li ko métti ulli ko ñu déglu ko taataan bëgg-bëggam saafara ko ba ëllëg du tala manifester ndax xam ne ni nguuram mi ngi koy bàyyi xel mais dañuy menacer jeune boobu noonu di ko xuppaaka tiital pour wan ko ni yow sa rôle ci société bi mooy dëkku waaye amoo kàddu. dañu xam ni réew mu am démocratie rek moo mën a tolérer li xew fi parce que démocratie rek moo mën a muñ lu toll noonu waaye nag ku ne dafa war a xam ne dafa am limite boo xam ne boo ko rombee rek yaa ngi dugg ci beneen domaine boo xam ne buñ la toppee ci li ngay def mën na métti ci yow lool nag loolu jàll na mais loolu mënatul am. donc mépris jéppi ñàkk a wekk ak faale bii Macky Sall am ci jeunesse bi jeunesse consciente bi ba buy wax nga koy sentir ci kàddoom moo jur li xewoon mercredi 8 juin 2022 ndax léegi jeunes yi dañoo dem ba benn slogan malgré menacé tëkku bi muy lu naqari Macky Sall neex nañu. publier woon nañ suñuy plateforme pour ñuy wax naan politiciens jaruñoo xeexal ñu ne ku yaakaar ne ndaw yi dañuy fan nit parce que dafa rafet wala dafa neex làmmiñ ba mu jar leen seen bakkan yaa ngi nax sa bopp wala da ngay naxasaale di tappale bu ñu jëlee nag ki tax ñenn ñi di wax loolu ñëpp xam nañ ni Ousmane Sonko la ndax jamono jii yàlla moo def ni mooy seul politicien ci Sénégal bu mun na woote te du fay dërëm ay téeméeri junni ndaw wuy ko loolu yàlla moo koy def ci chaque génération boo remonté woon fanweeri at ci ginnaaw Abdoulaye Wade la yàlla mayoon loolu Abdou Diouf doon traité ndaw yi ko toppoon une jeunesse malsaine teewul ndaw yooyu porté woon maître Wade bañ demee ba gisatul ñu xam ñoo ànd ak seeni rak ak seeni doom folli ko en 2012 parce que principe lañ doon xeex doon jëmi maître Wade donc aspect boobu noonu ñu liñ ciy wax mooy fii kenn xeexalu fi kenn jeunes yi seen bopp la ñuy xeexal ak seen avenir jeunes yi topp jëmm dafa fekk ni dañoo comprendre tey enjeu yi xam li xew ba noppi di nourrir benn espoir benn yaakaar pas yaakaar pour ñu compaleen weccet wala ëllëg ñu faleen ñoom xaaruñ loolu li ñuy xaar mooy ki fi toog après Macky Sall sàmmal leen li ñu bokk ñun ñëpp ba sénégalais bu ci nekk moo xam domaine booy mën a yëngu mën a gis sa bopp ci sa réew sentir sa bopp sénégalais lii la jeunesse bi di xaar ñii ñooy la jeunesse consciente képp ku fi yàlla teg nag bàyyi ko ci opposition bi ba nga trahir loolu noonu gëm nañ ni yaay doon homme politique buy daj lu kenn mësul daj ci nguur ndax même génération bi la porté mooy retourner waat contre yow te bu boobaa ça sera plus fatal. donc ñi nekk di jéem a di siyaade tiital mbaa décourager cette jeunesse jamono daf leen raw ndax ndaw yi ñoo ngi en avance dañuy informer waa temps réel di gëstu di gis réew yi nga xam ne ñoom ak Sénégal ñoo tolloo woon doole après les indépendances après juróom fukki at réew yooyu romb ñoog doole ñun ñu nekk avec les mêmes têtes les mêmes buveurs de sang de rêve et d'espoir ñooñu ñooy taxaw naan dañuy joxe leçon de morale alors que dans un pays normal dañ leen waroon noppiloo ndax du ñu ay référence du ñu ay modèle fii bu amee jeunesse bi ñu war a conscientiser dëggantaan mooy ñi ñuy fay matin midi soir jënd leen connexion ñu doon ay répondeur automatique Benno Bokk Yaakaar ci internet bi mu leer la ni yow miy def loolu bu nguuru Macky daanoo nga dem directement chômage parce que bi sa morom yi di formé waa jàng xam-xam mbaa métier yaa ngi kala ngaatu weccet ci ay politiciens pour di leen tontul ci réseaux sociaux yi
jeunesse inconsciente bi mooy nervi yi entraîné ba am doole ñu jël leen def leen ay dóorekat jox leen ay adresse opposant pour ñu dem attaquer leen mu leer la nit ñi dañuy xaru ndax kuñ ci jàppi nga fanaan yowmal xiyaam. jeunesse inconsciente bi mooy koo xam ni boo demee quartier am village am moo xam fu mën a dëkk ci Sénégal ñàkk nañ bi jéggi dayoo bu ñu feebaree duñu faju seen njàng demeewul noonu amuñ yoon yu baax bu nawetee ñuy jooy waaye même ndaw yooyu noonu ñooy topp di dungar ay ministre ay DG wala benn responsable parti au pouvoir pour des miettes ay neexal meeting politique mooy am ñu mosal leen pour dajale ay kaar te ñooñu ku ci conscient woon tuuti xam ni situation bi nga nekk di dund ak seen waa kër ba ci gox bi nga dëkk ba tax nga soppaliku doon al toppe gouvernance bu bon moo la yóbbee loolu lépp. jeunesse inconsciente boobu noonu bu ñu meloon ne ñii nga xam ni ku ci nekk yaa ngi ak sa liggéey di ñàkk di jariñu mu bari mu néew xaaroo dara ci politiciens yi lu dul sénégalais bu ci nekk mën a gis boppam ci réew mi. jeunesse bi nga xam ni dañu conscient ci enjeu yeeg fi Sénégal mënoon yegg selon potentiel ak li ko yàlla may ci mbaax xam ni bu ñu amoon même énergie ak dynamique bii depuis 1960 non seulement romb nañ fii mais aussi kenn dootu fi sañ a toog te doo dox ci tey li ndaw yi bëgg. ndax réew moo xam ni 70% yëpp ay ndaw lañ téeméeri sénégalais yoo jël juróom-ñaar fukki yëpp kenn amagu ci 40 ans ñeent fukki at ñooñu bu ñu mënul def di dindi. c'est parce que benn minorité défaillante boo xam ni au moment wu seeni morom ñi ngi engagé wu ñoo ngi xool nu ñuy toppi benn borom ndombal tànk pour mu caser leen ci benn ministère benn direction wala di leen compal weccet ba nekk suba ngoon ci ay caaxaan pare naan dëkk bi dafa métti. léegi nag ñun par rapport ak fi ñu jëm ndax li xew ci dépôt candidature yi ñeel élection législative yi ak taxawaayu ministère de l'intérieur direction générale des élections ak conseil constitutionnel mooy nekk luñ fi yoon. Sénégal du dëkku yoon bañ naan léegi nañu bàyyi justice def liggéeyam képp ku koy wax tappalekat nga moo xam pouvoir wala opposition ci anarchie lañu nekk. loi yi dañ koy tailler sur mesure di ko interpréter selon li neex Macky Sall ak rythme bii nag mooy waa ji mën na fi toogaat ñaar fukki at ndax ci xelam dafa jàpp ni màggetagul te war naa mën a toogaat tuuti mel ni nguur gi da ko doon ci ndayam wala ci baayam. léegi nag opposition bi mouvement yi la vraie société civile ak association ndaw yi il faut que bés ni ki tey ñu tàmbali xalaat ci naka la ñuy organiser la prochaine révolution balaa 2024 ndax li ñu remarqué mooy naam ñu ngi wax wàllum résistance mais résistance boobee naka lañ koy organiser organisation boobu noonu amagul souvent ci réaction la ñu nekk. Macky mooy def benn mbir gars yi organiser marche benn fan ci benn bërëb mu jeex mais du am topp booy xool du concerner sax Sénégal gépp Dakar kese la yem muy place de la nation. la vraie révolution nag mooy loo xam ni dafay impliquer mboolem sénégalais yi moo xam fu ñu mën a nekk ci réew mi ak diaspora bi muy amandoo ci chaque région ak fépp ci bitim réew ci benn bés ay leaders incarné ko ak un programme de série de manifestations régulières yoo xam ne ay millions sénégalais ñooy génn ci mobilisation yooyu noonu ñu dëxëñ ci mboolem jafe-jafe yi sénégalais yi di jànkonteel ku ne gis ci sa bopp ñu daal di imposer les débats sur tous les supports duñ ci xuuse ndégum ndax anticipation la ñuy bañ mais nañu xam ni Macky Sall taxaw temm moo ko fi jëlee ndax jikkoy baadoola la yor xamul suur naa faaw ñu jàpp ci loxoom wañaar ko seppi ko ci ndab li ngir muy door a nekk nit. Macky waxoon nañ ko fii ay duma national moo ko fiy jëlee kon taxasol bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.